ñun amuñu temps kon di saboter ak di saagawaate n'est-ce pas ñun dañu am yar ci yàlla bi nga xam ne daf ñu tere ñuy bañ tasawuf man dama gëm ni Sénégal ñu mel ni ñoom Cheikh Omar Foutiyou ñoom Seydi Hadji Malick Cheikh Amadou Bamba ñoom El Hadj Abdoulaye Niass Cheikh Ibrahima Niass dama ne ñi fi jaar yëpp Sénégal kilifa diine yooyu dañoo bokkoon benn même xeex bu am solo xeexu toolu l'islam nit fii Sénégal nag bëri na lu ñuy jaawatle diggante le message ak le messager le messager wax dëgg yàlla macha allah waaw saa yi gars yi da ngeen may nag may kiiwaale may effacé waale ñenn ñi le messager mooy sëriñ bi Sénégal damay ragal ni ñun dañoo nar a dugg ci dimension bi nga xam ne dañu jaawaatale messager bi ak le message sëriñ dañoo ñëw andi un message bi ñu bëgg jox benn yar bi ñu bëgg jox n'est-ce pas yar googu ñu bëgg jox dañoo commencé sax ñun bàyyi li ñu bëgg jox di concentré wu si sëriñ seen bopp may fàttali suñu tarixa yëpp nag ñun ñëpp nag laa wax de naafila kese la naafila de dañoo nekk ci naafila kenn koy da nga yaay tànn naafila bi la neex nga naafila ko n'est-ce pas tijaniya naafila la muridiya naafila la xaadiriya naafila la naafila jarul werante ku nekk sa li nga naafila li nga yëg ne moom nga àttan di ko def wax dëgg yàlla sincèrement c'est personnel wala si débat ñun on a des choses très sérieuses yu war a débattre muy problématique yi am jamono ji ci wàllu l'islam wax dëgg yàlla macha allah waa ji may wax ne ma yaa wax ak la man li ma wax yëpp sëriñ li ma wax bëri na de waaye li ma wax yëpp nag ma leen wax na leen jamono bi may bind sama livre mu tuddee la République privée du Sénégal téere boobu j'avais beaucoup investigué dafay investigation yu bëri di xool archive Sénégal yi ak lan mooy mbiru Sénégal beaucoup de choses Sénégal fii wax dëgg yàlla bëri na ay mythe de bëri na ay mythe bëri na ay légende quant à kii dama woo ci preuve nag man waxuma woon ba may waxtaan waxuma woon damay génnee preuve de li ma wax moo gën a leer sax preuve que Sénégal sous l'empire colonial musul am ñaari Korité ak ñaari tabaski wala ñetti tabaski ku ko mën a prouver andil preuve bi ñaari julli ci Korité wala tabaski musu fi am ku ko contredire leen ma ci loolu ma loolu lay xaar rek wax dëgg yàlla dites-moi que vous avez tort et voici la preuve n'est-ce pas amul deuxième chose kilifa diine yi fi nekkoon ñoom ñëpp te loolu dafay dëggal seen malikiya dafay dëggal ni ñoom ñëpp ay taalibi imam Malik lañu mooy que ñoom ñëpp fu ñu jotoon xibaaru koor la ak fu mu mënti jóge na si bitim réew ndax su ma waxee Zender benn waxin kese la waaye am na feneen ay Agadir rek Bamako fu mu mënti jóge Alger ma ne empire colonial moo fi nekkoon les informations passées de manière vraiment très coordonnée ñoom kon pare woon nañu taxaw fu mu mënti feeñ ñu d'accord dog seen koor muy benn loolu mooy première chose deuxièmement amoon nañu kóolute ba nga xam ne dama ne yéeféer tubaab jox na leen information ñu nangu ko wori donc kon nag wax dëgg yàlla man ñett yi sama communication ñett yi mooy les axes boo ko jéemee démolir il faut démolir ces trois là mooy ngeen taxaw si ay détails di ma bëgg sonal wax dëgg yàlla aw ma temps li ngeen di wax nii donc aw ma temps bañ parce que man samay kii xam ne tudd naa El Hadj Abdoulaye Niass tudd naa Seydi Hadji Malick jaaxlewu leen lu tax waa kër El Hadj Abdoulaye Niass réagir ñu kenn deful vidéo saaga ma personne jaaxle leen pourquoi waa kër Seydi Hadji Malick defuñu vidéo saaga ma xas ma loolu ça vous a pas def leen un problème xalaatu leen pourquoi benn clic bu ndaw benn carré je vais dire que voilà wala benn dizaine d'individus yi nga xam ne ñoom rek def ay vidéo di saaga di xas yóbbu débat bi ay kii dafay joxe ordre nangam ak nangam kam moo fi waxu ordre des ordres y en avait nag attention moo tax ma ne y a beaucoup de choses yoo xam loolu beneen débat la bi xam ne ci ñëw après beneen débat la débat wu ndax sëriñ yi recevaient des ordres yu jógee ko si tubaab bi à cette question là la réponse est oui sur beaucoup de choses tubaab bi ma ne tubaab bi dana amoon droit sax ñëw dugg ba biir kër sëriñ dindi say sàkket yàqu ko n'est-ce pas
tubaab bi kay amoon na ordre bi doon joxe léegi nag sur des affaires religieuses ndax tubaab bi dafa doon joxe ordre je ne pense pas et je ne crois pas que tubaab bi itteem ak yéeneem réglementé diine ci la bokk diine bi intéressé wu ko tubaab bi c'était un colon bi nga xam ne il faisait une colonisation économique et une assimilation n'est-ce pas macha allah mais alhamdulilah donc nañ avancé rek ba bañ a nekk di yaatal kenn ñem ñu bëri nag lañu mën ak vraiment yow da ngaa xam lépp encore une fois je ne prétends pas xam lépp ma damaa xamul dara sax waaye nag may yëgle doomu aadama ne jàng taxut a xam jàng rek taxut a xam-xam leer la yàllaa koy maye te yàlla nee na wa man yattaqi baat bi sax baatu taqwa la soo ragalee yàlla ittaqullah yuallimukumullah soo leen ragalee yàlla yàlla dina leen xamal waaw dama ne leer boobu caslaayu leer boobu nga xam moom la yàlla di xamle wax dëgg yàlla leer googu yàlla moo koy jox ko neex te leer googu tasawuf soo gisee entraînement yi ñuy def yépp ci lu ñuy wooye ak tasfiya baatu tasfiya sax da ngay gisee tasawuf mu ngi ci tasfiya mooy le fait de purifier ak tazkiya le fait de sellal nit ki am na ni muy sellalee ay jëfam di sellal yéeneem di sellal jubluwaayam ala kulli xaal yàlla da koy yombal xam-xam n'est-ce pas xam-xamit du mbiru xel kese xel dafay xam ndax xel benn martaba la ci biir doxu doomu aadama waaye nit ki am na ay jotuwaayu xam-xam yu gën a kawe xel ndax xel c'est la raison elle a ses limites maa ngi développé un peu lu bëree bëri ci wàllu xel ci livre bi ma mujjee génnee bu tudd herméneutique du rêve bi xam ne maa ngi expliquer quelles sont les clés de compréhension du rêve n'est-ce pas donc ñun dañoo nekk kuy fen du bind di fi bàyyi ndax ku bind moom ragalul lu muy wax dañuy bind ñun on produit on partage xamuñu nag wootewuñu yor xam-xam waaye nag as tuut bi nga xam ne formé nañ ko ci suñu biir cheminement ñun ñu ngi koy am yéene di ko partagé te xaaruñu si dërëm nag donc loolu rek alhamdulilah ñu ngi si sant yàlla ba ñu yàlla defee tawfiix du suñu jàmbaar du suñu mën wax dëgg yàlla donc au delà de xel ñuy wax al aql mooy ñetteelu martaba ci biir as sayru ñu wax nit ko suy dox ci yàlla waaye ruux yëguwaay la te jotuwaay la n'est-ce pas yëguwaay la te jotuwaay la ruux yàlla daf koy xamal ruux démb ñu koy waxtaan sama benn xarit ndeysaan nit ku baax góor yàlla dëgg mu ngi si live bi jarul ma koy tudd bi ñuy waxtaan si wàllu tarbiya di wax naan ruux kenn du ko tarbiya te c'est vrai ruux kenn du ko tarbiya su ñuy wax tarbiya on parle pas de l'âme on l'éduque pas n'est-ce pas on n'éduque pas l'âme on éduque yeneen waaye pas l'âme ruux leneen lañ koy def dañ koy nettoyer dañ koy sellal setal ko moom ak xol le cœur organe de perception la yàlla dafay tëbb doomu aadama di sànni ay xam-xam ak ay leer ak ay déggin ci biir xol assir jawaarix la bu gën a kawe di wax ak ruux n'est-ce pas lii sufiyanke yi dañuy waxtaan ci ñuy wax nafsu qalbu aqlu ruuxu sirru nga xam ne mooy juróomi yëguwaay yi nga xam ne ñuy wax jawaarix al butun maanaam c'est des sens intérieurs cachés par rapport ak sens externe yi nga xam ne c'est l'ouïe l'odorat le toucher la vue nga xam ne moom ngay yëgee les éléments physiques matériels yu nekk ci àdduna bi waaye dafa am tamit yeneen éléments yi xam ne yàlla daf ñu ko mooñaale n'est-ce pas mu ñuy yëgee ci wàllu yàlla ndax notre vie spirituelle may fàtte toujours ni moo ëpp solo fuuf suñu vie matérielle bi nga xam ne gis naa ni ñu bëri loolu moo leen gën a sonal la vie matérielle daf leen sonal trop dañoo bëgg àdduna nit nag di nga yaakaar ne yaa ngi liggéeyal yàlla te dafa dal fii ñu bëri ñu ma gis ñuy tontu ndeysaan di nga yaakaar ne yaa ngi liggéeyal yàlla fekk sa nafs moo tax ngay wax amoo ci benn yàlla amoo ci dara ci yàlla au contraire yaa ngi liggéeyal iblis yaa ngi liggéeyal seytaan te yëguloo ko yàlla ñu ci yàlla musal nag maanaam liggéey bi nga xam ne ay attaque personnelle la envers des personnes pour jéem a wàññi nit ki wala pour damm nit ki wala pour yàq nit ki wallahi azim yaa ngi liggéeyal iblis te yëguloo ko n'est-ce pas te yëguloo ko donc yàlla ñu yàlla dimbali en tout cas defal ñu tawfiix ba ñu moytandiku loolu donc tasawuf boobu nag nga xam ne projet bu kawe la
projet wu dimbali doomu aadama la projet wu defar nit ki la mayu droit ngay wàññi xorma ne serait-ce que benn wàllu rek ci wàllu yàlla yi amuñu du wàññi xorma donc macha allah nit ki amul mën-mën googu wala sañ-sañ googu ku dul tasawuf en tout cas mënu ko am donc kon ñun nag on se réclame soufi encore une fois ñooñu di ma taxé da ngaa xam da ngaa bëgg ne xam nga lépp xamuma lépp waaye nag kon que maa ngi jàng ci alquran te alquran ñun mooy suñu viatique mooy suñu alpha et oméga yàlla nee na bàyyiwuma dara ci alquran n'est-ce pas kon ñun nag kon que alquran boobu mooy suñu base de référence mooy suñu naanuwaay alquran boobu ku koy jàng nag dafa abreuvé wu ala kulli xaal war nga mën a xam lu bëri nag même bu dee xamoo lépp war nga mën a xam lu bëri donc macha allah kon lii peut-être introduction loolu par rapport ak li ñu war a waxtaane donc c'est vrai que la meute dañoo am ay représentants am si yu bëri ñoo xam ne ils sont de bonne foi nag man gis naa ñu bëri ñu ngi kaas saagawulu donc moo tax jàpp ma ne war leen génne leen bàyyi ñu wax leen seen xalaat parce que wax dëgg yàlla dama jàpp ne nit ki tamit di nga am fi ngay toll jàpp ne man kii da ngay mer ne man nangam ak nangam donc le plus souvent nag ñàkk xam la wala incompréhension la wala des fois fanatisme la te attention nag chaque fois ma ne gars yi di nga suñu tarixa yi ma dama gëm ne tarixa yi ñoo fi dëgëral l'islam de ndax maa ngi gis gars yi ñu ngi wax waxu histoire xam nga histoire Sénégal dafa naqari waxee fii ñu bëri pour ñoom histoire Sénégal mu ngi tàmbali si El Hadj Malick Sëñ Touba El Hadj Abdoulaye Niass mais c'est faux histoire Sénégal dafa dépassé ñii ba ñuy wax Sénégal les El Hadj Malick Sëñ Touba El Hadj Abdoulaye Niass mais ñëwaguñu si àdduna wax dëgg yàlla donc nañ moytu bëgg sànq tënk lépp si ñaar ñetti nit donc dañ ko moytu islam ci boppam ñëw na avant tarixa yi moo jiitu tarixa yi fii donc islam moo jiitu tarixa yi fii Sénégal tarixa yi yàgguñu fi de dañu yaakaar nañu fee yàgg yenn yàgg yi tarixa yi c'est le 17e au plus 18e sax en réalité donc mais islam jiitu na fi tarixa yi islam nag tarixa yi man dama jàpp ni apport bu ñu am ci islam apport bu extraordinaire la ndax tarixa yi ñoo gën a bokk ci vulgarisation islam ci formation ay leaders jullit ci yaatal l'islam ci par la procédure de ñuy wax ak taqdim mooy former kenn def ko muqaddam def ko cheikh yebal ko ci bërëb pour mu contribuer dans l'islamisation donc lii dafa yàgg n'est-ce pas donc dafa yàgg trop tarixa yi ñoo gën a dëgëral te ñoo dool l'islam waaye bu ñu sàgganee instant yi yàqu-yàqu yu am yépp tarixa yi ñoo ko nekk di ko créer bi tamit c'est un fait bi xam ne ni ki mu nangu ko ñàkk ko nangu ba tey su ko neexee donc bu ko neexee mu ne man du ma ko nangu c'est son droit donc waaye nag c'est un fait bi xam ne mun ñu koo ñàkk ndax suñu xoolee tey jii quelqu'un exemple ndaw mooy joxe quelqu'un bi xam ne nee nga da ngay waxtaan ci tarixa ci nitu tarixa yi maanaam ci kilifa de tarixa yi nekk Sénégal xulafaaw yi moo xam fondateur bi la moo xam ay secondaire am maanaam ñi nga xam ne ñoo ko wutu naka nga mën a comprendre quelqu'un buy discuter d'un maître spirituel soufi bi nga xam ne dafa bind n'est-ce pas bind ci wàllu tasawuf bind ci wàllu bind ay xasida yooyu mu bind ko suivant des règles on parle ñun de ilmul arud des règles de la science maanaam la connaissance en tout cas la métrique yu wax la métrique n'est-ce pas waaw kooku xamul lan mooy baxar xamul différence bu nekk si li ñuy wax hasaj maanaam lan mooy hasaj lan mooy waafir lan mooy tawil lan mooy xafiif lan mooy basit lan mooy kaamil lan mooy mutadaarik c'est que lépp li nga xam ne Al-Mukhtar Diop man je ne pense pas que je suis plus intelligent que tout mais yow je suis plus intelligent que toi yow moom tu n'as aucune forme d'intelligence ndax sa wax yi ngay wax sànq ba léegi yëpp même chose la waaye xaama génne la tu n'as pas ta place dans ce forum là donc ki nga xam ne différence sax xamuloo ko ci benn xasida luxa jekkuwoo luxatul arabiya jekkuwoo xamoo naxu maanaam jàngoo naxu pour mën a xam la mooy la grammaire
n'est-ce pas lépp luy science élémentaire xam mooy tax nga mën a exploiter un document une production intellectuelle parce que sëriñ li ñu def fii c'est des productions intellectuelles wala di bu dee jàngoo ko noo koy exploiter ba ciy wax et malheureusement ces gens majoritairement yu bëri yi wax mais dañuy dóor rek mais jànguñu n'est-ce pas jànguñu il faut qu'on se dise la vérité jànguñu léegi nag man dama jàpp ni bokk na si nar a yàq Sénégal te loolu xam naa yeneen débat laa koy dencal yow lañ ci waxtaan nag ndax islam diine bu scientifique la bi nga xam ne diine débat la qu'on le veuille ou pas on va débattre ensemble on va débattre respectueusement on va débattre dans les formes mais islam diine divergence la n'est-ce pas diine divergence la diine débat la léegi nag débat boobu pour mën a am il faut d'abord une honnêteté de tout part loolu ça manque dans ce pays les gens ne sont pas honnêtes ñu si bëri pour ñoom ñeneen ñëpp déjà ñii dañoo jàpp ni ñëpp leen bañ ñii dañoo jàpp ni ñoom kese xam ñii dañoo jàpp ni lu ñu am kenn amu ko ñeen ñi kenn amu fi dara c'est que dafa am beaucoup de choses yoo xam ne lii ma waral ni honnêteté boobu mënul nekk n'est-ce pas secondo il faut ñu sérieux dans nos débats maanaam ay borom xam-xam ñoo war a jël waxtaan bi di ko waxtaan aujourd'hui suñu tarixa yi et lii c'est un mal collectif laa wax soo demee soo demee Kaolack boo demee Touba dama ne fii yu bëri ñuy waxtaan laax ne ñooy waxtaan ci diine di waxtaan sëriñ si ñu si bëri ñoo jàngul ñoom seen bopp jànguñu c'est la vérité et saa yu ñuy wax it wax la pour neexal ay nit pour ñu mën leen a jox xaalis dañuy dem ba jamono bi nga xam ne léegi sax waxtaankat ci diine bi nga xam ne jàngul dara mokkalul dara mais ay kiraam ak ay doy waa ay histoire yi nettali te histoire yi ci gën a bëri ce sont des mensonges ay fen la amul benn référence historique histoire yu bëri dañuy taxaw ne la waaw am na benn mag bi nga xam ne moo nekkoon dëkk sàngam mag moomu neewoon na moom fekkee woon na nangam waaye soo fekkee góor googu woon mënu ma sax turam daal kilifa la ñëpp xam nañ ko kilifa googu neewoon na nangam ak nangam c'est que lii dafa yomb lii c'est contre l'historiographie en réalité c'est que lii c'est pas sérieux donc ñi xam ñoo waroon génn di waxtaan que ça soit chez les mourides que chez les tidianes dama ne bëri ñoo xam ne ñoom ay daanukat lañu ay fenkat lañu en réalité ñoom ñooy waxal tarixa yi muy benn déjà